Ousmane Sonko leader bu Pastef les patriotes dañu ko daal di jox ab convocation commission ad hoc ñoo def lu nu mel ka nga xam ne mooy takk der ba ko yóbbu woon nag moom dafa bañ ne du jël booba convocation administrateur général bu parti Pastef les patriotes mujj nañu ko daal di téye ca division des investigations criminelles jamono joo xam ne soxnaam di Patricia Mariam Gandoul Abbas Sall coordonnateur bu Pastef Fatima Mbeng Bamar Dia ak Dayru Thiam ñoom ñëpp nag dañ leen a daal di yóbbu ca parquet bu tribunal bu Ndakaaru kon ñu war a am ab retour de parquet jamono jooju moom kàngamu réewu Sénégal ña ngay xool muccaay gi ca na nga xam ne moom la ñuy régler li ñeel wàllu campagne de vaccination talaata la ñu koy door ñeel mbas mi coordonnateur bu programme élargi vaccination di leeral ne campagne communication bi daañu ko gën a yokk ngir tey xel gi nga xam ne mi ngi ci askan wi ñeel vaccin yi ñu dindi ko daañu ca teg xibaaru bi ci réew teg ci xibaaru tàggat yaram xibaar yi dafay daal di buur ñaalante Fatou Abdou Ndiaye Fall moo nekk ci kaddu gi Cheikh Anta Gaye moo féete ci xaale gi dal leen ak jàmm ci biir xibaar yi dana wuyu ji wala du wuyu ji commission ad hoc bu assemblée nationale ñoom daat nañu yëbbal kii di Ousmane Sonko ab convocation ngir rek nañuy waxtaanee dindi mbalaanu kirlaayam lu nu mel nag daal di naka ajjuma la ñu daal di dajaloo démb ba nu ca daal di jeexee ba mu jeexee la ñu yóbbu ab gendarme ngir rek muy daal di koy yóbbul convocation waaye ba mu yeggee moom nag daf ko xamal ci teranga ak ko jàmm ne moom du daal di jël booba convocation lu mu ci mënti doon mbir la moo xam ne daañu ko topp ci sunu jotaayu xibaar yi bëccëg daañu ci ñëwaat mu gën a yaatu administrateur Pastef les patriotes mi ngi ci garde à vue ca division bu investigation criminelle Birame Souleye Diop lay wuyoo ginnaaw ay fan ñu nga koy wër mujj gi moom moo demal boppam ca dikk teewaayu avocat ma nga ca woon ginnaaw bi nga xam ne nag soxnaam di Patricia Mariam Gandoul Abbas Sall coordonnateur bu Pastef Fatima Mbeng Bawar Dia ak Dayru Thiam ñoom ñëpp nag danoo daal di daanoo leen déféré ca parquet bu tribunal bu Ndakaaru ñu war a am retour de parquet seen ëllëg daanu ko xam altine ñu ànd ci ak Safiatou Ba Ndiaye xamante ne moom mooy administrateur général bu Pastef les patriotes dañ leen doon wax ne kon mi ngi ci garde à vue ci division des investigations criminelles Birame Souleye Diop lay wuyoo moom mi nga xam ne nag soxnaam moom la ñu njëkk a teg loxo ginnaaw bi moom ñoo ngi ko doon wër ay fan wuyu ji na ci kanamu avocat wam ñoom ñooñu nga xam ne nag ñoom la ñu njëkk a téye ñu war a am retour de parquet daañu ci ñëw ca la nga xamante ne moom mooy seen retour de parquet bi nga xamante ne altine ju ñu jëm ci la ñu leen war a leeral lu mu ci mënti doon ka nga xamante ne moom mooy Birame Souleye Diop moom ma nga ca division des investigations criminelles ñu ànd ci ak Safiatou Ba Ndiaye administrateur parti bi di Pastef Birame Souleye Diop mujj nañ ko placé en garde à vue ci division des investigations criminelles mu di arrestation boo xamante ne rek mu ngi ñëw am ginnaaw bu soxnaam bi nga xamante ne ñu ngi ko tegoon loxo ci altine bi weesu tey jii sax moom soxnaam bi di Patricia Mariam Gandoul Abbas Fall Fatima Mbeng Bawar Dia ak Dayru Thiam ñoom ñëpp jotoon nañ leen a présenté ki nga xamante ni moo di procureur ginnaaw retour de parquet dinañ am lu leen leer ci seen ëllëg ci altine ji mbirum atteinte à la sûreté de l'État bi nga xamante ne rek ñu ngi ko doon fësal ci ndorteelu enquête bi nag bokkatul rek ci tuuma yi ñuy visé ndax nag ñoom ñëpp mujj nañ leen a déféré ndax menace de mort diffusion de fausses nouvelles waaye itam siiwal ay bind yoo xamante ne rek dafa àndul ak bonne mœurs ñu fàttali itam ne rek am na ñeneen ñett ñoo xamante ne ñu ngi bokk ci parti bi di Pastef ak FRAPP France Dégage ñoom ñi nga xamante ne ñu ngi leen tegoon loxo tey ci les si sub ci biñ doon déposé rek demande d'autorisation de marche bay janook taskatu xibaar yi pour wax ak ñoom itam ñu ngi ba fu mu toll nii ci locaux commissariat bu Dakar Plateau. ca loolu la ñuy desandi ba tey di la nga xamante ne kon moo ñeel mbirum Ousmane Sonko mi nga xamante ne nag jamono ji nga xamante ne ñu nga koy tudd jamono jooju ka nga xam ne moom moo bokk ci parti bii di Rewmi Déthié Fall nekkoon vice président bu parti Rewmi dem na seeti ko nee na ko ñu bari ci kujje politique gi defee ngir rek indi seen njàppale yi nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko mi ñu tudd ci wàllu ko viol tape masseuse daal di ko koy jiiñ jamono jooju ca campus universitaire bu Ndakaaru étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo àndandoo ak Ousmane Sonko ñoom nag ña nga doon jàkkaarloo ñaari camp yoo xam ne am na jàmmaarloo yu dox seen diggante sànnañ tey xeer sànnañ tey yeneen yoo xam te moom lañ jippee arme blanche yooyee jàmmaarloo nag mi ngi am ginnaaw ba nga xam ne moom Ousmane Sonko demoon na fa benn fan rek lañ ca teg jàmmaarloo yooyu am moom mu demoon fekk ji benn étudiant boo xam ne dafa blessé woon ca jàmmaarloo yu amoon ci diggante takk der yi ak ñi nga xamante ne moom mooy ndaw yi àndoon ak moom ay bés bi ñu génn te ñu ko doon wax ne dañu ko convoqué ci section de recherche bu gendarmerie bu Colobane ñu wax ba tey ci
loolu nga xamante ne daanaka tax na ba gouverneur bu région bu Ndakaaru mel ne tension bi am ci Ndakaaru tax na it mu yëglu ci ab arrêté boo xam ne ña nga ko signé xaatim ko bañ nañu képp koo xam ne dangaa jaay carburant ci détail ci fépp ci réewu Sénégal fépp ci région bu Ndakaaru kon maa ngi jégalu lu nu mel nag di njaayu carburant boobu nee nañu kon duñu ko def lu dul ci oto yeeg li nga xam ne mooy moto yi lu nu mel kon door na démb ci ajuma ji ñu fas yéene ko wëyal ba jëmmi jamono loolu kon tënku ci ab communiqué boo xam ne Al Hassan Sall moom la daal di fësal képp koo xam ne nag sàllalu ak lu nu mel daanu jël ay daan teg ko ci sa kaw kon ñu ubbi geneenu ko xët loo xam ñu yeggale xibaar yi wax ci leneen loo xam ne ñeel na wàllug vaccin wàllug mbas mi la ñuy wax kàngam yi nga xamante ne jamono ji nag ñu ngi ci wàccaay li mel ne fi mu toll nii li mujj rek mooy réglage yi ñeel vaccination bi campagne bi ñu war a door talaata ñeel mbas mi lu nu mel nag tax na ba ñenn ci askan wi ñoom ña nga cay tàmbali teyub xel ñenn ci personnel soignant yi te am nañ ci ay laaj yoo xamante ne bëgg nañu ku leen ci gindi mu mel ne ba tey leeragul seenu ko nopp waaye bu ñu sukkandikoo ci coordonnateur bu programme élargi de vaccination nee na campagne de communication bi daañu ko gën a baral ngir rek askan wi seen xel mu tey mi ci vaccin yi ñu dindi ko ba mu set wicc ci dañu déglu docteur Ousseynou Badiane ci micro bu Alassane Balde. bari dañooy joxe gum rek seen xalaat dañ nangoom duñ nangu mais bu ñu xam dëgg-dëgg tax dañ nangoom duñ nangu il faut que ñàkk yi teew ñu ci wax ñan ñoo war a ñàkku ba ñooñ ñu woo leen pour ñu war a ñàkku si boobu la ñu xam ne ñooy nangu ak ñan ñooy bañ a mais nag terewul ñun dinañ jiitu loolu di def li ñuy wax campagne de communication maanaam di jéem a waxtaan ak ñoom di jéem a dalal nitu xel yi et puis di leen jox li nga xam ne xibaar boo xam ne mën na leen a jariñ ba tax ñu mën a nangu ñàkk yooyu pour que ñu mën leen a ñàkk ci jàmm ak salaam. jamono jooju fièvre jaune fësaat ci région bu Tambacounda ak Kédougou Sénégal nag altine lañu fas yéene doon beneen campagne de vaccination bilan à mi-parcours boo xamante ne dal na xel bu nu sukkandikoo ci docteur Ousseynou Badiane ba tey ci micro bu Alassane Balde. diire mi ngi commencé woon le 15 donc le 24 la war a jeex donc day continuer ci semaine bee di ñëw pour le moment fi ñu toll teen ba liñ ci gisagum dalagum nañ suñu xel donc li nga xam ne moom la ñu amoon ci mébét di ko ñàkk par bis ñu ngi koy ñàkk nii par bis donc c'est vrai naam am na si ñoo xam ne xaalis amoon nañ ci ay xel yaar mais bi autorité yeeg demee waxtaan ak ñoom ak ñi nga xam ne ñoo yor wér-gu-yaram bi daanaka ñi nga xam ne seen ñi ngi am jeexi jaax yëpp bu jëna ñoo nangu ba ñu ñàkk leen. ñu wax ci mbas mi ak tolluwaay bi bésuk fukki fan ak ñett ci weeru janvier jàpp fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru ko février ñi ci faatu bu nu ko dee xayma toll na ci ñetti téeméer ak juróom-ñett dirub ñaari weer boo xam ne it cas positif yu Covid 19 mi ngi gën di yokku ci mbas mi ba mu dooree ak léegi jamono jooju nag fa mu gën a yokkee bokk na ci région bu Dakar ak Thiès waaye du yooyu région képp naam terewul ñaari région yooyu di Dakar ak Thiès ñu ngi ci couvre-feu te it couvre-feu boo xamante ne sax war nañu koo dàbbali dirub fanweeri fan dañu ci ànd ak Ndeye Khady Thiam Tall. couvre-feu bi ñu tàmbali woon ci réew mi ni ki janvier ci Dakar ak Thiès mel na ni daal diwul nag te lawtee fukk mbasu coronavirus ci ñaari région yooyu pour bañ a wax ci Sénégal ndaxte kat ci diggante fukki fan ak ñett ci weeru janvier jàpp fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février gis nañ ni cas yi dafa gën a yokku ne jóge na ci 21 701 ñëw ci 32 378 cas ni ki noonu ci wàllu ñi ci ñàkk seen bakkan ndaxte kat gis nañ ni ci digal boobu ñetti téeméer ak juróom-ñetti nit daal dinañ ci ñàkk seen bakkan muy ay chiffres yu tar te yóbbu fit waaye nag xel mën naa dal ak ñàkk yi nga xamante ni daal dinañu ko jot ñeel fàggandiku ci Covid 19 ñàkk yooyu sax nag nga xamante ni bu ñu sukkandikoo ci autorité sanitaire yi mooy porox ndollu gi Sénégal am nag ngir daal di mën a wàññi bu baax feebar bi ci biir réew mi waaye nag dafa laaj ñëpp daal di ci dugal seen loxo ba léegi ci lu jëm ci wàllu ñàkk yooyu gis nañ ni réewum Sénégal ànd nag lu toll ci juróomi ñàkk muy bu Moderna Pfizer AstraZeneca Sputnik 5 ak Sinovac yooyee ñàkk sax nag nga xam ne jàpp nañu ne mën nañu dara ci ay variants yoo xam ne sax daal dinañu ko jotoot gis ci réewum Sénégal la. xeex wàllu ko mbas mi tax ba fi mu toll nii ña nga xamante ne ñoom la ñu dippee task force républicaine indi ki jàppale ci ministère bu ñu dénk wàllu éducation nationale lu toll ci junni juróom-benn téeméer ak juróomi masque la ñu daal di jox ki nga xam ne moom mooy jëruñ ñu dénk wàllu éducation nationale lañ ci jublu nag mooy jàppale lu toll ci 4 millions élèves yi nga xam ne am na ci réewu Sénégal lu toll ci fukk ak juróom-benn inspection d'académie jot nañu loolu nga xam ne mooy ndimbalu ko masque yi ñu dem ba Tëngéej fekk fa Cheikh Ahmed Tidiane Seck. tànneefub l'école
bi lii ci membre yu task force républicaine la ko waral bokk na ca aar ñi nga xam ne ñoo di ndongo yile ñoom nag daal dinañu débbal lu toll nag ci 165 000 masques kii di jëwriñ bi ñu dénk wàllug njàng mi Maimouna Sissoko Khouma moom moo àddul ci seen tur. monde éducation dafa nekk monde boo xam ne population bi dafa xaw a bari près de 100 000 enseignants près de 4 millions d'élèves donc yoon la ñu ñëw taxawu ki nga xamante ni moom mooy le ministre de l'éducation et tous les acteurs accompagner leen ci xeexu mbas mi. fukk ak juróom benn inspection d'académie yi am ci suñu réew ñoom ñëpp daan nañ jot ci li nga xam ne moo di masque yooyee ministre Mamadou Talla di sàkku ci citoyens sénégalais yi ñoom it ñu participer ngir daal di aar lu dem ba weesu sax 9 millions ci ay ndongo yi nga xam ne moom la Sénégal am. ñun soxla nañu leen en dehors de lii suñu élèves yi suñu enseignants yi ak ñun ñëpp comme bataille bi bataille communautaire la ñu ngi ñaan encore yeneen partenaires ñëwaat parce que école sénégalaise ñun ñëpp a ko bokk Sénégal yëpp ko bokk. jëwriñ bi ñu dénk wàllu njàng bi nag profité ci wàll bi daal di delloo njukkal jàngalekat yi nga xam ne donte la sax contexte mbas mi nga xam ne moom la ñu nekkee ñoom saa su nekk ñu ngay daal di répondre présent ci salle de classe yi. ci région bu Thiès foofu it mbas mi doon loo xam ne ma ngay gën a defi jéego tax ba nouvelle société textile bu Sénégal moom jox na ab loo bu toll ci 1 million masque boo xamante ne sunuy ndaw ñoom ñoo ko def fii ci réewu Sénégal dooni tailleur lu ñu mel nag ñu bari daanaka jot nañu caa jariñu loolu it ko leeral mooy directeur bu NSTS Ibrahima Makodou Fall ci micro bu Mbaytal Xuma. feebar bi yegg na foo xam ne tey ñun ñëpp war na loo jóg parce que bés boo yeewoo am naqar tàgge nan la ku la jege wala ku la sori wala ñu ne la ma nga hôpital loolu war na tax ñu gën a jóg ñun ñëpp takku xeex ak virus pour xeex ak virus bi nag ñu commencer par prévention maanaam mooy respecter mesures barrières il faut que ñu respecter sol masque loolu suñ ko defee dinañ mën a ralentir propagation virus donc affaire bi du état rek ñun ñëpp la. gouverneur bu région bu Thiès moom ca booba ndaje la daal di profito ngir rek dànkaafu ñi mu jàpp ne dañuy wax ci vaccin bi tàmmuñu ca gennu xam-xam faaw ñu amuk dal mooy ay kàddoom Mouhamadou Moustapha Ndaw lay wuyoo ñu déglu ko ci micro ba tey bu Mbaytal Xuma. si vaccin bi tamit lu si ñaan que nit ñi dem vacciné wu ji ñuy dem vacciné wu ji te bàyyi wax yi ñuy wax je pense que su du doon a vaccin fe jàngoro yu bëri duñ fi jógee bu ñu nekkee xale ngas li mu rey kenn xamul ñaata la yaa na ba également bëri polio dafa bëri woon trop mais léegi feebar yooyu gisatoo ko xale yi ngasatuñ polio amatul lu ko dindi mooy ñàkk il faut donc ñu delluwaat di ñàkk donc nañ indi suñ xel ne dañ ko fi indi pour lii wala dañ ko fi indi pour lii mag ñi dañu njëkk a ciblé surtout mag ñi xam ne dañu am jàngoro nañ ñëw ñu vacciné wu suñu paree dinañ continuer ñi xam ne mag lañu peut-être amuñ jàngoro ñi xam ne am nañ jàngoro. juróom-ñeenti waxtu tekk fukki simili ak ñeenti xibaar yi pàcc bu njëkk bi jeex na ñaareelu pàcc xibaar yi benn ponk rek la muy biti réew ñu bi xët wi. xibaaru bitim réew. Covid-19 la ñu koy dooree G7 wax ne lu toll ci 7 milliards 500 mille euros dana ko daal di jagleel dëkk yi nga xam ne dañoo ndóol ñeel wàllu ko vaccination ña nga xam ne ñooy kàngam bokk ci G7 wax nañu nag li ñeel wàllu ko mbas mi ak jafe-jafe ji nga xam ne ñenn ñi am nañ ko ngir joti vaccin daanaka daañu dimbali communauté internationale bi ci ñu bari ñoo xamante ne dañoo am jafe-jafe ngir rek jot yooyu vaccin ndax seen ko loxo jotul seen ginnaaw fa nu koy tàmbalee nag mooy continent gi Afrique gi ñu jàpp ne ñu bari ci ay dëkk am nañu jafe-jafe ngir am yooyu vaccin ca États-Unis Joe Biden wax na ne la mu bëgg mooy Amérique bu dellu si te it ñu fexe ba rek lëkkaloo ci seen diggante mu doon kàddu boo xam ne ci wàllu ko politique étrangère yëkkati na ko jagleel ko yenn ci ay partenaires yoo xamante ne ñu ngi ci continent bu Europe démb nag la ko daal di xamle moom jiitu réew bu États-Unis bi wax ne li mu bëgg rek mooy ñu daal di fexe ba démocratie occidentale gën a sox seen diggante ak réew mu ci mel ne Moscou kon lii moo doon xibaar yi buur na dañu leen di fàttali lan moo ci gënoon a fees li gënoon a fës ci bopp xibaar yi Ousmane Sonko yóbbul nañu ko këyit ngir convoqué ko commission ad hoc bi nga xam ne moom moo war a saytu dindi malaanu kiirlaayam ci assemblée nationale leader bu Pastef les patriotes wax takk der ba ne kon du jël booba convocation ki nga xam ne mooy administrateur général bu parti Pastef moom nag daal nañu ko téye garde à vue ca division investigation criminelle jamono joo xam ne soxnaam Patricia Mariam Gandoul Abbas Sall coordonnateur bu Pastef Fatima Mbeng Bawar Dia ak Dayru Thiam ñoom ñëpp nag dañuy am li nga xam ne moom la ñu duppee tour de parquet ca kanamu tribunal bu Ndakaaru jamono jooju kàngam yu Sénégal ña ngay ca wàccaay la ngir rek ñeel campagne de vaccination talaata la ñu ko war a dool ñeel wàllu ko mbas mi coordonnateur programme élargi de vaccination di leeral ne communication bi daañu ko gën a baral yokk ko ngir jiixi jaaxa gi nekk ci bopp askan wi ñeel vaccin bi mu dañ ba faaw teg nañ te kon xibaaru bi ci réew xibaar yi buur na Fatou Abdou Ndiaye Fall moo nekkoon ci kaddu gi Cheikh Anta Gueye